ata wax lu mat a bàyyi xel la nañ ñu may ndox mu doy su ko defee ñu mën a naan bañ a déshydraté waaye itam raxas suñuy loxo ndax bañ a yóbbu benn bactérie ñaar yooyu yëpp dafa am tamit sangoo ñetti paan moom day ëpp. Fatkine il faut ngay ngay gaar waale wala ma sangoo ñetti paan. Fatkine dégg nañ ne ñetti xam nga sama doomi nijaay la moo tax dama koy bàyyi mu wax lu ko neex. Fatkine dégg nañ yow ñetti paanu ndox ngay sangoo. ah bon loolu day xam naa ne comme déggoo ma ne sama doomu nijaay la dama koy bàyyi mu wax lu ko neex. bu ñu paree ñu gisee feneen ci roq bi ma defal ko bagage. ku lay lebal la lebal lu mu xam ndax dama koy fay ba wis ko. Fatkine dem suñu bàjjenu gox la suñu doomu bàjjen la ñun ñëpp waaye comme ci jàpp rek nga xam ne lépp dëgg la comme ci n'est-ce pas naata. wallaay mag day yar xale comme seen mag laa fi tamit léeg-léeg dina baax ma leen di jàppale rek xam nga ko wàcc yoon rek ma daal lay tegaat ci bi yoon. waaw rek la. bàjjen de loolu tax ñu koy taamu ci penc mi te macha allah yaa ngi matali sa liggéey bu baax a baax Fatkine dem fu mu toog kenn du mer non seulement da lay jox information mooy suñu no stress dañuy toog dañuy ree bay bërëgu fu mu mën a toog rek noonu lay def moom nitu jàmm la ñu koy jaajëfal bu baax a baax Fatkine dem suñu gan yegg si na di suñu xarit ñun ñëpp nekk si plateau bi di suñu wóllëre muy Serigne Abdoul Ahad Mbacké sëñ bi yëkkatil micro bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di feddali suñu kóllëre ci yow di am cofeel également ak mbégte di la dalal ci plateau bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu soxna Fatou ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ziar soxna Naata soxna Fatkine ak Pape Fara di ziar téléspectateurs yi di commencer par ziar Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala gudd fan ak wér ba yéene bi mu am ci liggéeyal Serigne Touba yàlla defal ko ci lu kawe njortam mu yóbbu ko fu kawe njortam suñu borom defal ko mu nekk kiimtaanu gudd fan parce que dundam njariñ la ci Sénégal njariñ la ci l'islam njariñ la ci murit yi rawatina ñun ñu dëkk Touba bon ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax suñu borom defal ko kàttanu àggale li nga xam ne moom la naal muy liggéeyu maamam bi mu commencé. soxna Fatou yi ñu ngi di nuyuwaat encore. macha allah duo bi am na solo dañuy am mbégte di wane figure yu mel nii Fatkine parce que ay doomu dëkk bi lañ mais il faut notre fierté. Serigne Abdoul Ahad Mbacké ci daara la bawoo tey chercheur la université Maryland Baltimore ci États-Unis mais nag bésu maamam bi du ko wute pour rien au monde daaw ci waxtu wi mbas mi la mu métti li mu tartar Serigne bi ñëwoon na ren également mu ñëw te saa yu ñëwee day waxtaan ak ñun gëstukat la bindkat la Pape Fara muy def liggéey bu am solo di ay recherche yoo xam ne daf koy jagleel Touba lépp nag di xool naka rek la ñuy def ba gën koo jëmmal gën koo koomal ndax sëriñ bi itam bind na bàyyi fi waaye ñun taalibe itam dañuy wéy ci yoon wi waaye faaw itam ñu indaale suñuy xalaat ndax jamono noonu lay doxee. loolu lu am solo la Faty te niki daaw bi ma dajeek moom fii wax dëgg yàlla amoon naa ci mbégte. te gis naa bu baax a baax ni nga xam noonu lay doxalee ni mu nekk ni chercheur ba léegi. noonu tamit la nekkee fii ndongo daara bi mu fi ñëwee daanaka ca daara ja la féete. nekkul sax ci biir dëkk ba mu ngi ci biti nekk fa ca daara ak ay ndongo. lépp rek ngir liggéeyal Serigne Touba nekkoon tamit ku jege Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam ne yaakaar naa ne ñu bëri ràññee nañ ko mu jegeen Serigne Saliou Mbacké bu baax a baax yaakaar naa ne yi nu mel moo nekk ci moom li ngay wax rek mu am nekk ca États-Unis loolu sunu ndam la kon doomu daara mu ngi noonu ñu nekk ci daara yi tamit royukaay lay doon ñu góorgóor te am na yeneen exemple yu ci am kon ci noonu sëñ bi am mbégte dalal la bu baax a baax yaakaar naa ko wax màggalu Touba Faty wax koom-koom moom comme que gëstukat la xëy na bu ñuy tàmbali dinañ ñëw mu wax naka la gisee màggal gi ak ban njëriñ la mun a amal Sénégal au-delà de Sénégal ban njëriñ la mun a amal dénd bi nga xam ne ñoo fi la ñu féete. waaw sëñ Pape maa ngi lay nuyuwaat encore li ngeen wax yëpp ci yéen la nekk ci ndongo daara ndax dañuy am fierté toujours di wax ne ay ndongo daara lañu et que ci daara lañ bàyyi ko et que Serigne Touba loolu mooy. li nga xam ne moo ko différencier ak ñu bëri mooy nitam souvent bu nekkee ci biir Touba wala mu nekk si biiram ak noo mën a dundee Serigne Touba soo génnee ci biti quel que soit ton niveau académique quel que soit rang bi nga bokk sa rang social quel que soit statut bi nga am du influencer par rapport ak ni nga waroon dundee du yàq dara par rapport ak du la yóbbu du la pousse ci déracinement doomu sa changer mukk donc loolu moo créé
toujours fu ñu nekk rek ñuy ñabi di bind di xool naka lañ mën def pour mën a participer ci développement dëkk bi développement Sénégal développement Touba développement àdduna bi yëpp parce que loolu mooy suñu rôle et que loolu moo nekkoon yéenay Serigne Touba ci tëgg nit ñu bees peuple bu bees ba nga xam ne bu ñu ñëwee lépp dañ koy mënal seen bopp. par rapport ak importance su Touba par rapport ak importance su màggal Touba ci Sénégal du point de vue économique day nekk événement boo xam ne parce que boo xoolee lu nit ñi def di récolter ci àdduna bi yëpp dañ koy def à travers les événements ku nekk gis nga Euro 2020 fekk ñu ci biir Covid mais bu ñu demee ba gis ne nécessité la parce que lu mu leen di yàqal bëri na. dañu def le maximum possible pour réorganiser Euro moo am 2021. parce que lu ñuy gagné foofu mënuñ ko mesurer. et que bu fekkee suñu dëkk yi nag bisu mel ne bisu Màggal Touba dafa nekk hors de question au-delà du aspect économique. dafa am leneen lu ci jiitu muy mbiru baatin bi mooy ndigalu Sëñ Touba bi. donc quoi qu'il en soit gaa ñi dañuy organiser màggal gi def ci ba nga xam ne dinañ ci dëpp ndigalu sëriñ bi. mais bu loolu jàllee nag am na ñeneen ñoo xam ne aussi màggal mooy seen événement donc bu màggal amul du ñu jaay. bu màggal amul du ñu dem Touba. mais ku wax développement économique. di nga egg ci gestion. parce que gestion bu amul li nga bugg a def doo ko mën a def. et que ku wax gestion aussi wax bu dee ville yu mel nii wax lu mel ne équipe municipale. boo waxee équipe municipale dina am ay benn ensemble boo xam ne ñoo koy composé. mi ngi commencé ci ki jiite mën na tudd maire mën na tudd neneen. et que ak ñi mu àndal di liggéey bi. donc kooku ñu commencé bu ñu ne est-ce que dëkk bi dina avancer wala du avancer. baromètre bi mooy ki jiite dëkk bi ci wàllu zahir mooy kan. ñu ne mooy le maire. ñu ne maire bi lan mooy trajectoire am. lu mu jàng fu mu ko jàngee. ak ban liggéey la mus a def ban résultat la ci am bu ñu nattee boobu su ko defee ñi dëkk bi mun nañu wax ne dëkk bi am nañ yaakaar ne dëkk bi na mën a pousse na mën a dem ci kanam. et que bu fekkente ne nag yooyu amul dafay poser problème pour nga mën a natt. ba xam dëkk bi est-ce que dina dem ak ñaata temps la koy jëlal pour mu dem est-ce que déclenché na est-ce que déclenché wul est-ce que déclic am na. est-ce que déclic amul lu mën a créer déclic bi pour qu'il y ait vraiment. dëkk boo xam ne nii dafay am économie wam dafay boosté wu ba pare mun a avancer waa dëkk ba gis ci seen bopp. sëñ bi di la dellu di la ziar di am mbégte bu baax a baax di la fi dalal. macha allah sëñ bi booy xool ren jile bi mooy ñaareelu yoon bi màggal bi di tombé ci contexte bi ñu nekk muy contexte sanitaire bi. te en apparence dafa mel ni soppiwul lu bëri ndax yaa ngi koy junj sànq te lépp mu ngi bawoo ci ndigalu sëñ bi booy xool nit ñaa ngi ñëw activité yaa ngi wëy liñ ci waroon def ñu ngi ko ciy def xaj na yenn yi nga xam ne dafa doon laaj ay mbooloo moom la ñu wàññi et tout. naka nga gisee ni ñu gestion crise sanitaire bi ci diwaanu Touba diggante ba mu commencé ba léegi ni rawatina diggante ñaari édition yu mujj yi nii. voilà lu ma remarqué rek mooy en toute objectivité mooy da ngay gis ne du point de vue organisationnel da ngay gis ne Touba waroon na mën organiser lu nekk parce que il y a quelques mois Touba organisé na journée xasida damay wax ne normalement bu ñu amoon journée nationale de la prière Touba war na ko mën organiser parce que discipline bi fi am. parce que yar bi fi am. parce que tout simplement li koy créer parce que li ko créer dañu wax ne Covid bi li ko gën a pousse moom mooy indiscipliné bu nit ñi indiscipliné. ak lu ñu tàmmoon ba pare ne duñu ko bàyyi. boo xam lu tax mënul arrêté gum si dëkk Touba bi toujours ñuy créer ay delta am na ak yeneen yu bëri am. mooy da am yu ñu tàmmoon yoo xam ne mënuñ ko bàyyi. et que politique yi aussi tamit. amuñu fitu tëj population yi seen kër yi donc dañuy dem à un moment donné dañuy frustré wu et frustration yi arrangé wul politique yi du coup moo tax bu fekkee dëkk bu mel ne Touba da ngay gis ne crise bi existé na bu baax mais nit ñi bàyyiwuñ ko xel bu baax yëguñ ne crise am na loolu ci kaw la donc kilifa yi bu ñu waxee nit ñi nañ def mais benn conseil boo xam ne nii bu am solo la moom mooy koy waxal waxu Covid bi may ñëw dama yor sama masque et que damay takk masque dama def benn document wax ci lu bëri expliquer ci ay affaires yu bëri bokk na ci man damay takk masque bokk na ci dama wax ne du ma joxante loxo bokk na ci dama wax ay affaires yu bëri loolu lu ma si jublu rek moom mooy ñu xam ne mbas bi affaire bu
bu vrai la en même temps buy faagaagal la bien vrai que am na ay manipulation yu ci am yoo xam ne dafa dépendre ci ay facteurs yu bëri mais li yëpp solo mooy ñu xam ne mbas bi lu existe la ba tey moo ngi faagaagal continuer di faagaagal ci dëkk yu ñu ëpp doole continuer aussi rawatina dëkk ñu suñu dëkk yi nga xam ne dañu néew doole. Mangook danga may permettre rek ma delluwaat tuuti ci fenêtre bi Pape Fara ubbi woon muy wàllu koom gi man tey li ma bëggoon nga seetlul ma ko mooy ban jàngat nga def ci tolluwaayu koom gi ci Touba surtout ci wàllu investissement. parce que bu ñu fàttalikoo ci kàddu yu tukkee woon ci sa turandoo bu baax ba Cheikh Abdoulaye Lahat ci jamono doon na wax ni maanaam njënd ak njaay mënta dox fileeg ay banque amul kon mu mel ni mag ñu njëkk ña booy xool sax yu bari bari dañu ko waajaloon dañu daa def yu bari bari te booy xool xëy na jamono doxewul woon ni mu doxee léegi yow noo gisee wàllu investissement bi ci Touba parce que dañu ne développement mënta am fileeg aussi investissement amul. oui problème bi mooy autrement dit développement mënul am tant que organisation aussi amul. oui donc parce que dañuy ànd toujours il faut nga organiser balaa ngay avancer quoi que ce soit. Et que booy organiser dara aussi il faut am lu la accompagner lu la war a accompagner mën a tudd état et que dëkk yu ñu dëkk ci Afrique suñu état yi dañu xaw a fragile dañu xaw a néew doole. ba tax na souvent. toujours individu yooyu mooy ville yu mel ne Touba ak ñi am sens de la responsabilité lu mel ne kii ku mel ne sëñ Mountakha Mbacké xam gu mu ko xam ak xam bu ko Touba xam moo tax toujours bu ñu nee crise am na ci dëkk bi da ngay gis ne dañ naan sëñ Mountakha génn na 150 millions def ci inondation bi sëñ Mountakha génn na 50 millions la pédagogie par l'exemple voilà donc toujours dafay wane exemple di wax ne comme suñu état wu jàppal ma jàpp la donc citoyen bu nekk da nga am responsabilité pour mun a def benn affaire mais pour que cela soit qu'il y ait vraiment un investissement bu am solo fii ci dëkk bi mooy dans un premier temps il faut que nit yi fi dëkk nit yi gëmante ci seen biir parce que problème mu africain et sénégalais en particulier ñun mën nañu waxtaan bu xumb mais waxtaan bi mën na bañ a am contenu du am substance waxtaan bi day vide et que boo taxawee à distance di observer da nga xam ne gars yi ñi ngi waxtaan mais waxtaan bi doo si mën a jëlee dara. et que pour que ñu am lu am solo nag il faut ñun ci suñu biir ñu gëmante dans un premier temps fàtte ku ne fàtte sa bopp teg benn affaire bu dëgër. moo tax souvent bu ñu waxee ne murid yi dañu wax ne ñoo bokk sëñ bi soxna Fatou. dañu koy waxante ci suñu biir bon langage yu taalibe bi la. ñoo bokk sëriñ bi mais man dama si am beneen jàngat. mooy it means a lot to us boo nee ñoo bokk sëñ bi rek. mooy à l'instant ne yow fàtte nga sa bopp fàtte naa sa bopp donc ku tedd ki lañ teg nii ku tedd ki comme philosophie ku tedd ki comme vision ku tedd ki comme idéologie nga xam ne sëriñ bi du nekkati doo ko jël comme spiritualité mais da ngay jël sëñ Touba comme idéologie et que nag tant que nit ñi ñu ngi jël loolu mu boole ñu xam ne ñun Touba ñu boole comme Touba ñu boole nag léegi bu ku nekk fàtte sa bopp donc dañuy gis ne war nañ mën a teg Touba lu dëgër mais partout dans le monde foo dem murid yi fa nekk dañuy wax souvent am na ay groupe yoo xam ne dañuy waxtaan pourquoi pas créer une banque mouride ñu ne pourquoi pas créer loolu lépp mën a nekk xaalis. it's not a big deal over here xaalis du problème fii nii Touba. mais problème bi Touba moom mooy mën nga am xaalis mais buñ la waxee nooy def xaalis bi doo ko xam donc xaalis moo mujj ci projet. organisation xaalis moo mujj ci projet booy liggéey di nga liggéey ba pare ba boucle yi ngay def doo ko waxu xaalis. autrement dit bu ñu la joxoon budget yu àdduna bi yëpp ni la doxalal te amoo vision amoo gis-gis doo mun dem. fii xaalis la ñuy jiital. voilà ba donc pare alors que ñun fii. xaalis la ñuy jiital. léeg-léeg nga dégg ñu ne way taalibe tel indi na tant de milliards def ko ci nangam et tout léegi boo évaluer benn 1 an wala 8 mois doo xam ban sens la loolu noonu. dafa xaw a informel daal. voilà lu informel. alors que kooku doo xam ban sens la ko defee da nga ko def pour ñu xam ne yow yaa ko def. yow Pape Fara yaa def benn milliard jox ko sëriñ bi. mais doo xam sens bi finalement. et que lu ñu gën a soxla moom mooy benn structure bu dëgër bien vrai que am na ay structure même pourquoi pas une gouvernance locale boo xam ne dafay composé wu ci ay kilifa yu xereñ ci seen ay domaines am ay trajectoire yu dëgër yoo xam ne dañ koy vérifier ba xam ne ñii nii ay borom xam-xam lañ yoo xam ne borom xam-xam yu lu ko doon waxoon ne je crois que c'était Cheikh Anta Diop tout ce qui est prouvable acceptable léegi ku prouver ku def dara
ba Sénégal yëpp xam ne def na dara ñu ne ko waaw yow yaay suñu secrétaire général chargé de l'éducation genre am benn gouvernance locale bu ñu amee secrétaire général chargé des économies de la ville secrétaire général chargé de tel secrétaire général chargé des relations entre Touba et l'État secrétaire général entre temps secrétaire général alors lu muy créé mooy comme amuñu possibilité di gis président de la République chaque année mais imaginez le président Macky Sall bu ñëwee fii par exemple bu ñëwee Touba qu'est-ce qui se passe bu ñëwee il rencontre le khalife général des Mourides bu ñëwee wax ak moom lu mu bëgg kilifa gi tontu ko ñaanal ko mu dem man je trouve ça informel parce que il faut qu'il y ait une équipe boo xam ne dañuy toog bu ñu waxtaanee suñu biir bu président ñëwee quel que soit le président tey Macky Sall ëllëg mën na nekk Modou Ndoungane Anta Ndoungane mën na nekk ku nekk mais bu ñëwee ak sëriñ bi li mu am ak sëriñ bi moom mooy ñëw nuyu sëriñ bi bu ko neexee mu ne ko sama papa nga bu ko neexee mu ne ko yaay sama sëriñ quel que soit du ma ko waxee loolu affaire am lay doon léegi 10 minutes sëñ bi ñaanal ko mu dem alors que am na benn équipe bu koy xaar mooy gouvernance locale bu nga koy xaar donc bu ñëwee ñoo ñu koy posé monsieur le président année dernière waxoon nga ñu nañu donc déwén inondation du am si dëkk bi année dernière waxoon nga ne di nga def investissement tel ñun Touba am nañ budget wu tel alors que lii la ñu am alors que am nga sa naataango ministre de l'intérieur am nga sa naataango ministre des économies et des finances am nga sa naataango ministre de l'éducation nationale donc buy jàkkaarloo naataangoom lay jàkkaarloo nga xam ne du ko gën a xereñ ci lu ñu jàng du ko gën a xereñ ci passé am du ko gën a xereñ ci man liggéeyam à partir de là nag léegi nu ñu mën a évaluation boo xam ne nii mooy gën a dëgër mais duñ mun def chaque année nga dégg ñu ne état bi bu ñëwee mu ne wéy bon def président bi def na fi tant de milliards alors que boo xoolee doo gis loolu c'est pas du réalisme en fait su fekkee da nga wax ne état mu ngi def dara ci dëkk lu dëgër et que ku xool da nga war a gis le citoyen lambda kii taxawaalu ci mbedd mi sama genre gi booy dox da nga war a xam ne ok taximan bii nii gis naa ko daaw alors que ren dafa am na taxi wu boppam am na oto boppam parce que cette possibilité existe parce que dans cette ville là il y a de l'argent parce que dëkk bi am na xaalis et que taalibe bi aussi am nañ xaalis te soxoruñu donc pourquoi pas ñu am benn organisation bu dëgër boo xam ne nii dafay bu ñu reconnaître par l'État et que loolu moo ñuy pousse ba bu ñu demee vers les élections présidentielles dañuy xaar Touba wax fan la far ak fu mu féete et que Touba mooy jël candidat par candidat di étudier benn par benn bu soxna Faty ñëwee ñu ne ko waaw soxna Faty c'est vrai que dëkk bi nga dëkk c'est vrai que waa dëkk bi yëpp sa ay mbokk lañu mais ok looy proposé fekk soxna Faty amul programme. voilà loo proposé et que bu ñu proposé ba pare. ñu xool ok ëllëg soxna Naata ñëw ëllëg Macky Sall ñëw ëllëg keneen ñëw. bu ñëwee ñu évaluer ki gën a wane intérêt Touba ñu ne léegi jour tel Touba dina jël position. parce que pour man loolu mooy yoon ci position. Cheikh bi doguma la waaye li ngay wax nii ndax ñoom kilifa yi buñ ko déggee duñ ko jàppee benn genre. peut-être mini état parallèle ndax sànq yaa ngi wax di wax ay affaire non ay naataango voilà et tout donc bu ministère des finances par exemple ñëwee yaa ngi utiliser le terme naataango donc day mel ni ñoom ñaar xaj na ñoo bokk dayoo et tout est-ce que ñoom loolu de remettre en question peut-être souveraineté état bi muy indi daal ay réeroo ci sa gis-gis xalaatoo loolu voilà parce que boo demee Donald Trump wala Joe Biden buy ñëw New York bu ñëwee bu fekkee Cuomo mu nekk gouverneur New York su ñëwee ànd ak secrétaire d'État yi ànd ak ay ministres am parce que moo tudd ay ministres fii bu ànd ak ñoom bu ñu ñëwee gouverneur bi bu toogee dafay toogal ay nattaangoom staffam lay toogal bien vrai que ñoom ñu ci état mais état ci biir état lay nekk et que ñoom bu ñu ñëwee en termes de mi ngi mel ne. ce sont des états. parce que voilà les États-Unis d'Amérique ce sont des états. comme exemple mooy association yi am ci par exemple association yi am ci dëkk bi. bu ñu demoon di rencontrer benn kilifa bu ñu demee dañoo koy wax ne ko kii mooy suñu chargé de ndangam kii mooy suñu chargé kii moo ñu yoral jàng bi kii moo ñu yoral ci dëkk bi et tout et que mais théoriquement kooku du nekk benn nit boo xam ne ni dafay am titre boo xam ne ni dañ koy reconnaître par l'État mais seen nawlawante wala compétence aussi seen nawlawante compétence lay nekk mais du am benn reconnaissance boo xam ne ni état bi moo wala statut boo xam ne état bi moo koy jox mais sa nawle mooy koo xam ne da ngay jàkkaarloo ak moom mooy la sëñ bi kat association waa daayira bi kat kii moo ñu yoral communication bi moo ngi ko jàngee place tel nangam ak tel trajectoire am lii la jàng lii mooy yoonam su ko defee yow naataangoom di nga xam ne kii de yóbbuloo ko dara kon boo koy wax di nga ko wax lu leer
voilà ci sens boobu la en fait. voilà. nekk na lu am solo waaye tamit lii nga junj fi yëpp sëñ bi yow yaa nga États-Unis nekk fa chercheur am na sa yeneen naataangoo jàng na fi am xam-xam est-ce que yéen xalaat ngeen dellusiwaat ci dëkk bi naam am ngeen fi mais am yoo leen fi taxawal wala sax dem ba bokk ci politique bi ngir mën a changer loolu lépp ngay wax nii ne dafa informel te tamit war na am organisation ndax tamit dëkk bi soxla na ñu mel ni yéen. dëkk bi soxla na doomu sénégalais yi yëpp. ak fu ñu mën a nekk rawatina ñun aussi am nañu itti bu kawe pour ëllëg mais pour ñun nu ñu déggee politique moom mooy doo soxla souvent nekk ci état wala nga ñëw wàcc sur le terrain pour mun a participer parce que mën nga bind jox état mën nga sensibiliser mën nga wane mais dafa am lu ma président Abdoulaye Wade waxoon ci bureau mu ne ma réew mi baax na loolu mais nit ñi fonkuñu jàng fonkuñu gëstu li nga leen di wax à travers bind duñu xam looy bind lu mu et que loolu moo créé ba nga xam ne même si ni ngay participer ci par rapport à la marche du pays du am benn code bi mu war a am parce que accession bi mooy jafe nit ñi duñu am accès parce que amuñu culture boobu n'empêche que di nga participer à ta façon di def lu nga xam ne ni pour yow juste na ci wàllu joxe sa xalaat ci wàllu bind boo mënee bind ci wàllu ak ñi nga xam ne am nga ay relation ak ñoom di wax ak ñoom lu nga yaakaar bu dee fu mel ne Touba. boo xalaatee am na ay yoon yoo xam ne mun nga fexe ba mu àgg ci kilifa yi et que bu ci kilifa yi jotee xool ba xam dañ koy juger utilité bi xool ba xam dañ ciy avancer wala. jërëjëf Serigne Abdou Ahad Mbacké waxtaan bi neex na am na solo bëgg nañu gën a yaatal mais waxtu bi daanaka jot na parce que Mamour Cissé mu ngi xaar ñu lay sant bu baax di la gërëm di am toujours mbégte di la dalal ci suñu plateau di la wax nga nuyul ñu waa kër gi yëpp di leen ziar bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf soxna Fatou jërëjëf Mbacké maa leen di nuyu bu baax jërëjëf Pape Fara xam naa yow ba ëllëg incha allah ci waxtu wi mais ci kanam du ñàkk nga andi xabaar ak soxna Fatou Kiné Deme ci 13h bi ak ngoon incha allah ci xibaari marax yi. jërëjëf Faty jërëjëf ñi nga xam ne ñoo ñu dem seetaan ci suba ba léegi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias di gërëm Serigne Abdou Lahad bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi nekkoon ak sëñ Sall ci waxtaan wu am solo kon suba. dig daje incha allah. incha allah ngeen toog tuuti ma dugal benn spot boo xam ne waa Nescafé la wax naa leen ñoom ñooy suñu sponsor leader bu yor-yoru màggal ñu seetaan ko dellusiwaat dalal Mamour Cissé.